man waxuma waxu benn combat ñaari combat laa bëgg. ñaari combat nga bëgg. Max loolu leer na ñaari combat la bëgg a bëre ci saison bi Gris Bordeaux pare na pour 200% pour daje ak moom na Gris yombal affaire yi moom ci Balla du fa tage ndax ba promoteur bi ñëwee seet si ko sànq laa ci waxtaan ak Père Bass di ko jege Balla mu ni ma ba ñu ñëwee seet si ko daf ni leen dem leen seeti ñeneen ñi mbir mi du yàqoo ci man parce que bëre laa bëgg te loolu daf ci delluwaat te bi may waxtaan ak Bass moom fekkewu ko kon mu nekk lu dëggu ci moom alors pare na pour bëre ñaari combat. waa ñaari combat boo tuddee du mënoo cee génne ñaari adversaires yi ñu tudd. te lépp day dëggal ne pare na. ci gàttal day bëgg a xamal nit ñi ne pare na te bëgg naa jëlaat place am xam nga li mu njëkk a jiital sax mooy li ma rëccoon dama ko bëgg a dabuwaat. kon moo lay wan ne na ko gaa yi bàyyi xel. xam ne Balla Gaye kon mi ngi bàyyi xel. ci diggante. le combat royal. diggante Balla Gaye nu mu tuddati. Bombardier ak Eumeu Sène mi ngi leen di bàyyi xel ci mënti daan. waaw couronne ba nga yor da koo soxla Bombardier nee na li ma yor dama koo bëgg a yor ba yóbbu ko retraite. Eumeu Sène nee na ko Pikine da koo soxla ma bëgg ko jël si ci yow mi ko jël si woon ci Mohamed Ndao Tyson waaye Balla Gaye nee na leen géeje waaye Casamance tamit dañ koo bëggaat ndax la ñu ñamoon mu neex dañ caa bëgg a delluwaat te loolu li ko koy may mooy mu bëre benn combat intermédiaire koj gaa yi ci roq ba. waaw mooy li may wax rek bu la ci kenn nax wane na ne pare na bëgg naa jëlaat palaasam ci làmb ji. palaasam it ba muy doog a ñëw ne noonu du ñëw rek bëre ñu ne damay bëre li sama baay papa doonoon laa bëgg a doon. papa moo doonoon le seigneur des arènes. doonoon numéro 1. Balla bi muy débuté ñu koy laaj parce que diggante ak maam Goog Diouf ci lañ gën a xam ne mën naa bëre. waaye fitam ñu ngi ko xam ci diggam ak Saalum Saalum. ndax daa yoroon crosse gauche boo xam ne nit ñi dañ ko moytu mais Balla dafa doon encaissé di bëreeg moom ba ni muy sëqee ca geño gi jolal ko. diggam ak Papa Sow ci lañ xam arñam ak fuggam. waaye technique xaw ma ko mais xam naa ci moom tuuti daal alaaj waaw ca la wane mën a bëre parce que dañ ne xam nga jeunesse ak xam nga bu la ci kenn ndax mu ne Ousmane Diop naa la indil doole indil la bëre kon moo lay wan ne combat bu ci ne ak nam koy bëree. digganteem ak Modou Lo ci 45 secondes. maanaam ñu wane ci lu nga xamante ni c'est extraordinaire. xam nga c'est un combat bu nga xam ne du ma doyal ci di ko seetaan. parce que ci 45 secondes la ca am ci ay prise ay lal ay lalle ay teg piège ñu teggi ko ba egg enchaînement yooyu non c'est extraordinaire. xam nga combat ba dañ koo jaay ñoom ñaar ci côté bu ne. signature contrat ba sax dafa waat ci sëriñam bàyyi ko ci géew bi waaxu dem yoonam nit ñi dañ koy séenu di ko dabu ji waat xam nga làmb da nga koy man mooy mbër la moo xam ne làmb ko soxla moom Balla Gaye te revanche ak Modou Lo bis bu ko yàlla dogalee lu war a neex la donte Modou benn instant wax na ni pour le moment waragul a bëreeg yow loolu aussi loo ci tontu Balla parce que Modou nag naatangoo ngeen war ngeen a mën a bëree normalement. làmb kenn mooy li la Père Max wax rek ñun ñëpp dañuy bëre. kenn ku nekk da ngay réere sa morom rek ak i def loo xamante ne mooy loolu. mënul ñàkk parce que ci làmb lañ ko fekk mais aussi ascente bi nii géew bi ñun ñëpp ñoo ko bokk. te mënu leen a mooy tonte nag mënuñoo bay ñàkk laale waat daal. waaw te laale dana am incha allah. laale dina am incha allah en tout cas te Bombardier li mu yor ak ndam li mu am sa kaw. si condition yi mu ko ci amee loolu tamit dafa mel ni am na fu mu nekk ci sa xel mi pour revanche boobu. da ko amee ci lu yomb ci man nag. waaw yomb na loolu moom. jox ma Bombardier jox ma combat boobu diggante Bombardier ak Balla Gaye. arbitre baa ngi wax ak ñoom. Bombardier ngi koy déglu Balla Gaye ngi koy déglu nee na ndax pare ngeen ñu ne waaw dimanche 8 juin 2014 Stade Demba Diop 3e édition drapeau El Hadj Malick Gakou Bombardier Balla Gaye 2 Balla ngi ñaan Bombardier mi ngi kàbbar fii ci Stade Demba Diop 19h30 ñaari mbër yaa ngi ci biir géew bi ayca Max Mbargane dëgg la El Hadj Malick naan kii lii la ngemboo keeleeroo ngemboo jaru ko loolu mbër yu ñu xamul nga koy def. dëgg la waaye loo ci mën ci dégg Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier ku ne tàgg càmpoñ nga teg ñoom ñaar ñi ngi lay atoo ñoom ñaar diggante Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier dañoo sigi taxaw jonn nag ñi ngi xool ku ne ngi xool sa morom instant bi lay atoo wu ñi demee nañu wet El Hadj Malick. round d'observation Max Mbargane Bombardier léemu na. dëgg la ñi ci kër yi nañu xam ne combat la rek bés bu ne am na fi. ñi ci kër yi nañu xam ne combat la bés bu ne am na fi. bés bu ne jaar na fi. Leewtoo bi dib na kenn songagul kenn dooragul. waaw mooy li ma lay wax rek sànq rek combat bi kenn ku ko asaaloo combat la bi nga xam ne kenn ku ne
da nga siy jël responsabilité yu mat sëkk ndaxte lu ñuy xëccoo moo tax ñoom ñaar waaw. gaawaay bañ ko doon xaar naru koo def ndax ñoom ñaar du mën a ñàkk. ku ne da ngaa respecté sa morom ku ne da ngaa téye sa bopp. combat benn tollu waaye ñaar ñi gaw ma avertissement am ci dañuy daje même buñ jéemee xaar mënuñu ko ñu ngi leewtoo ñoom ñaar su ngi taxaw jot. 1 minute 27 secondes balancement de bras pas de crochet pas d'accrochage entre Bombardier et Balla Gaye 2 l'enjeu c'est la couronne royale. wala même na waaye demul ñu ngi leewtoo ñoom ñaar ku ne tànk càmmoñ nga teg su ngi taxaw jot di xaar ñu ngi leewtoo ñoom ñaar moo lay wane léeg-léeg face à face yi naxante am ci waaye c'est normal bëre dafay am wor li nga nar doo ko wax ci signature ñu ngi leewtoo ñoom ñaar ku nekk si gi taxaw joon jàllaw leneen leewtoo Bombardier mépp na. Bombardier mépp na mépp na mu replier. jëm na door Balla fayu na Balla door na Bombardier door na Balla Gaye Bombardier attention arbitre sifflé nañu bu daanu di am Bombardier moo daan. voilà kenn ko mu teg fes. Bombardier daan na Balla Gaye 2 minutes Bombardier daan na ko 10 secondes. Balla Gaye domine. dañoo xeex. Balla jaaxle na mu dëpp ko sol plaqué. Bombardier récupère la couronne royale. ayca mi ngi noonu boobu vraiment combat boobu dafa yomb trop nag. Balla man Balla bi ma xamoon non man daal loolu moom yéeme na trop ah. waaw yéeme na nag mais ngëneel la. ngëneel la parce que mbër boo xamante ne lu ne daani nga ko mbër. tey ñu laal la rek nga daan tamit da ngay sant yàlla rek. da ngay sant yàlla te xam ne tamit ngëneel la waaye dama xam ne tamit aussi la yomb loolu trop yàlla dogal ma nekkaat si jàmm commencé waat nekkaat si loo xamante ne laa doon def am ko ci laa nekkaat nii. te dama koy jël. non revanche boobu mënul ñàkk. dama koy jël waxuma la revanche dama ne dama koy jël. jëli lan roi bi. dama koy jël. mais loolu Balla yow ci sa lëy la nga ko teg wala ci ma lëy la. mais El Hadj Malick dama ko mais non mais yow Bombardier li mu yor dee na joxe wu ko maye wu ko saraxe wu ko da koy téye ba dem retraite moom mu ne da koy jëli. non mais ñaanul moom ñaanul nee na da koy jël si. ñaanul de yow maanaam loolu foo ko teg ci état d'esprit. ñaanuma saraxawuma lu mu lëndëm damay xuus jaay boo tëjee buntu ma yëg jéggi te dama koy jël. loolu la ñaanul. mais xamatuma lu may wax. non ñaanul. da lay bëgg a wax rek fu mu toll mais ñu xamoon dellusi na de. El Hadj Malick nee naa la làmb jee ko soxla day toll foofu. mais bu la ci kenn nag El Hadj Malick ay tàkkusaan la yoo xamante ne nii jàngat yu bëri am na ci. mais daal muy mbër moo xamante ne nii kuy amateur waxuma fan sa club mais kuy amateur rek. sawar nga ci ko supporté nga Balla Gaye bu la ci kenn nax. donte mën nga am mbër. parce que du fa guddeel nit ñi. day def fula day def fayda xam nga yaa ngi tudd Modou Lo jom ja ak xarañ nga Balla da koo xatab mu dóor ko arrêt mais xam nga Balla jamono yooyu kurpeñ du ko tee def li mu bëgg a def si. ba mu doyoo këf ko muy déclenché boo da koo yokk ñu jël gandalu te xam nga ndaanaan la. 45 secondes. waaye ñu bëri fa bëri bu rëy lu ne am na fa. waaw ci la ko mbaar jéggi ko dem yoonam continuer yoonam taw lam ko waxoon mooy parce que bi kii bokkee gala 2006 2007 bokk ak Ousmane Diop Coly Faye Mbaye Diouf la bokkoon ak poul daan leen ñoom ñetti ñëpp galaa ba ca topp 2007 2008 ci la Modou Lo ñëw coow li topp leen. kon moo lay wan ne seen combat bi nu xëyee laaj 20 millions Gaston dañuy xaru du ma ko fay kenn xale yi dañoo sob mais booba làmba ni toll xam nga xale buy yéeg. xale bu nekk ci yoon macha allah Max alors ba tey léegi Balla ñu dellu si waat ci benn événement mooy toujours at bu jot boo bëree. da nga doon dem Casamance def caravane ren yàlla dogal nga jël recul demuloo bëriwuloo mais demuloo Casamance nga jël option wu caravane bi nga def ko au niveau de Guédiawaye ñu jël arrêt Double Less nga matérialiser ko am lu rëy loo fa def waa Casamance ñëw ñëpp ñëw mu nekk lu am solo alors événement boobu tey boo ko càmbaree ban évaluation nga ci def ban bilan nga ci def. waa di ci sant rek parce que xam nga. mooy li ma la wax rek Casamance mooy Dakar Dakar mooy Casamance parce que wane na lépp rek foo ko defee rek ak foo mën a nekk rek ci àdduna doomu Casamance yi ñu ngi fi muy séeréer bi muy joolaa bi muy soose bi benn xeet la yàlla dogal ren nag ñu ne fii lañ koy defee Casamance yëpp mobilisé wu
ñëw fekk ñu fii nga xamante ni mooy géejawaay. waa géejawaay ànd ak ñoom ñi génn seen i néeg ñi génn seen i kër jox waa Casamance. te jafe woon na. waaw te jafe woon na trop. ñu dimbal def bi ko nga ci doon xaar ak jàppale gi amuloo ko. waaw yàlla dogal aw ma ko ma jël sama propre moyen def ko mais damay wax ne rek lépp li nga xamante ne da ngay def lu baax yàlla suñu borom xam ne lii lu baax la. moo la ci sutura. non da nga ci am ndam rek mais doo ci am benn torso. sama xaalis jël naa ko def ko ci. ça me fait plaisir parce que man doomu Casamance la. bu ma invité woon sama mbokk yi sax ñu ñëw rek sant naa ci yàlla. mais sant naa aussi tamit ñi ma daañ jàppale. parce que maa ngi gërëm ñëpp maa ngi gërëm président bu baax. parce que donte ne sax ñëwul yàgg na ma jàppale. yàgg na ma soutenir parce que moment boobu dafa fekkoon ñu nekk ci yeneen élection donc mun nga ko comprendre. ku ci mel ni ministre sport jàppale na ma bu baax a baax ci bis bi parce que moo jël ay biisam ay kaaram yónnee ko waa Casamance ñëw ñu jox ñu stade amitié. Farba Ngom c'est la même chose Moustapha Diop. donc gis naa ci état bi loolu rek boo ko defee yàlla dogal na gis nga ci état bi kon loolu sant naa ci yàlla di sant président baax parce que xëy na tamit bu doon ak moom ñoom du ñu jël seen moyen jox ma ko donc di sant suma doomu Casamance yëpp parce que boobu ba léegi aussi taxaw ma fenn pour gërëm leen pour ma sant leen kon occasion bi nag laa leen mën a santé gërëm leen caravane bi aussi tamit di sant grand théâtre lañ ko defee. sant directeur bu baax a baax parce que bëggul sax kuy tudd turam. ndax jàppale nañu. Kessi Bousso ñu ngi lay nuyu. waaw man bëgguma woon sax tudd turam ndax yaa ko wax maa ngi koy nuyu parce que dafa ma jàppale ci bis bi nga xamante ne def naa ko grand théâtre mu jël lu bëri jàppale ma ci. ak suma papa Sénécartu. mun ma ko bañ ñàkk wax ngeen baal ma ci waaw sama papa Mbaye Sarr ndax moom daf ma yàgg jàppale. bis bi lépp lu mu ci war a def na ko ci. ak suma grand Diallo. vraiment jàppale nañ ci daal. donc daal sant naa ñëpp. gërëm naa ñëpp li nga ci doon wut li ma ci bëggoon am naa ko jël naa arrêté jëlaat ko defaraat ko pour tuddee ko sama papa loolu rek mbégte la. beneen caravane bi moom war naa saf. waaw beneen bi incha allah dafay retour bi waaw day xaw ma retour bi lu cay topp xaw ma retour gagnant lay doon xaw ma retour perdant. incha allah retour gagnant lay doon bu neexee yàlla. Casamance ñoo ko soxla. Géejawaay doo ko soxla. Gambie dañ koo soxla. Mourtani dañ koo soxla man maa leen ko gën a soxla kon boog ñu ngi ñaan yàlla yóbbuñ ci ak jàmm ci retour bi dañ xam ne lépp dëgg la. alors Balla bu ñu dellusee ci actualité parce que temps yi nag boo duggee ci Facebook yeeg xaw ma réseaux sociaux yi maanaam da ngay gis Balla Gaye ñu tegal ko lu mel ni gën googu noonu muy muqi ba saxaar si wër ko ñu bëri ŋàññ nañ la ci. am na ñu la ci sànni xeer yu rëy ñu ni Balla en tant que idole. en tant que icône. en tant que tey star. warul mun a def lu mel noonu ay ndaw di ko gis di ko roy. lan moo indi Balla toog di tox chicha ba nit ñi am lu ñu ko ciy ŋàññee. waaw xam nga vedette bi moo nekk li nga xamante ne vedette rek la mën a doon. Malick ñëpp xam nañ ne chicha man du ma tux cigarette. du ma tux yàmba du ma naan sàngara. na jege. waaw du ma tux cigarette du ma naan sàngara ñu baal ma ci kàddu yi ni ma ko waxee. lépp lu bon li nga xamante ne rek am na man du ma ko def. mais xëy na peut-être rôle bi ma waroon jouer ci film bi loolu motul sax peut-être ay minutes la rek wala ay secondes la pour ñu def ko. waaye image bi wër na àdduna. waaw mënul ñàkk parce que vedette bi mooy def loolu rek yàlla xam ne nag aussi may xamal ne Sénégalais parce que loolu du dara loolu nekkul loo xam ne lu garaaw la xëy na peut-être Balla Gaye moo ko def rek nit ñi di ci profiter occasion di wax n'importe quelle wax yoo xam ne jaaduwul. mais du ma ko def nekkul loo xam ne dama cee dëkk. parce que man am na yoo xam ne nekkuma parce que nit ku nekk rek lépp looy xalaat ci nit di ko wax rek xoolal sa bopp ba pare. parce que loolu mais image bi am na ñu mu choqué. waaw am na ñu la bëgg aussi mu choqué leen donc am na loo message boo leen war a lancer. par rapport message mooy war a lancer mooy que loolu nekkul lu bon. mooy xëy na peut-être ruur bi rek li ma waroon def rek moo tax ma def. ak jégalu leen. waaw bu dee metti na leen. waaw ku mu ci metti tamit maa ngi. waaw moomoo sa bopp moomoo sa bopp nag dañoo am. ci waaw ku mu ci metti rek maa ngi jégalu te xam ne ruuru jeu film bi rek la mais du dara. mais Balla film bi nga joué xanaa dañ la cee fay xaalis parce que aussi une grande star comme Balla Gaye bu demee bay jouer film di utiliser image am war nañ ko cee fay lu ko jar. donte théâtre u Sénégal la nag. waaw xam nga ñun ay sénégalais lañ. waaw ay baana lañ ñun ñëpp dañuy jàppalante rek on sait jamais
parce que tey rôle boobu ma def noonu di ko jouer tey yàlla mun na dogal may dox di dox ma soxla ci ñoom dara te du ma leen fay te dañ ma koy defal wala gratuit. nit gis ko ni Balla mi mën naa ko def acteur u cinéma. mais Balla Gaye mën na jouer film. te maa ngi ci xalaat maa ngi ci war a waxtaan ak ñoom maa ngi ci war a waxtaan ak ñoom lépp luy suma carrière wala jaar-jaaru Casamance ak jaar-jaaru Balla Gaye 2 ak papaam fu mu jaar ba ñëw fay tey loolu yëpp war naa ko mën a jouer film. donc nit ku nekk war nga jël sa jaar-jaar xool ko bu méngoog li nga xamante ne jaadu na nga war ko def nga def ko waaw. kon daal loolu moo doon message bi. Max ci wàllu làmb bu ñu ci dellu see yaakaar naa ni Balla tënk na wax jëpp dellu si laa bëgg dellu si bi ñaari combat laa ci bëgg la nga xam ne daf maa rëccoon muy titre roi des arènes bi bëgg naa ko jëli te dama koy jëli gëm-gëm la bu mu am moom. non moom dafa mës a gëm boppam. te xalaat naa ne bu demoon ba sentir ne mënatul ak ni mu amee jomi làmb day taxaw ne mënatuma. kon bu taxawee liggéey te lim gëm mooy bugul daw ci second rôle yi maanaam dëmba wan moom ci kaw la jëm gëm na ne moom ci kaw rek la war a ne. parce que bi muy débuté loolu la gëm kon bu demee ba am ñaari défaite mu liggéeyaat la mu wax mooy sama place xam nga la mu njëkk a wax mooy la ma rëccoon dama koy dabu jiwaat. kon moom gëm na ne toujours cëram ci làmb war na koo mën a jël. ndax champion la. li ci des nag mooy boo seetee émission yi ci rajo yi ay fansam rek koy woote. yi nga émission bii nii di daw del xool dina am mayaat confiance bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo ne ci ginnaam di ko bëggee ndax moom dafa bëri ay soppe Aladji Malick. alors Balla aussi retour bi dafa laaj comme ni ma ko waxee ci wàllu staff ci wàllu entourage ci wàllu également sa biir kër même nga am nu nga xam ne noonu nga koy réorganiser ndax loolu xalaat nga ci parce que man bu ma daan ñëw sa kër ay temps damay tiit li ma daan tiital mooy kër gi day fees dell. waaw vraiment ku mu neex dugg ku mu neex génn waaye tey nag balaa may dugg sax pour gis mbër dañ ma ne xaaral. lu mag def dee bu dekkee bàyyi ko. waaw donc est-ce que loolu également càmbar nga ko parce que aussi Balla yaatu gu ëpp gi ak ubbeeku bu ëpp gi ku ñëw nga ubbil ko sa bopp bokkul ci comportement wu mbër parce que lamb dafa fiir lamb dafa am lu mu laaj te saay-saay yi dañoo bari est-ce que loolu xalaat nga ci pour réorganiser waat sa life ni nga xam ne noonu la war a nekkee. waaw li nga wax rek laa la ci wax ko li tubaab di wax il faut que les murs sauter pour nga mën a xam aussi tamit li ngay def bu baax. Olof Njaay ne fagaroo gën faju te yàlla dogal nag càmbar nañ lépp lu ñu war a càmbar mooy li nga wax léegi. jël nañu suñu décision boo xamante ne lépp li nga xamante war nañ ko def ci côté kër ga ci côté entraînement ak staff bi li nga xamante ne war na koo def mu def ko waru koo def du ko def. kër gi c'est la même chose yaa ko waxal sa bopp changement boobu moo fa am parce que tey. damaa dugg mu ni selaw. waaw tey da nga dugg mu ne selaw te da nga daan dugg mu fees dell. xumb lool. mel ni ngénte lu tax. waaw léegi nag dañ cey jël suñu motuwaay bu baax a baax a baax. di wax alhamdulilah parce que tey sama yaay donte nekkul ci kër ga sama sécurité ci moom la nekkoon mais nag yàlla dimbali na ma gën a waxtaan ak ay nit. ak su may àndandoo ak samay jàppalekat ñu may jàppale ci kër ga ak ñi nga xamante ne ku ma war a seet si ak heure bi mu war a ñëw ak heure bi mu war a ñëw parce que temps bii liggéey la laaj temps bii lee la laaj laajatul toog ñii di wax kër ga di fees temps bi am ko waaw donc gis nga tey nag maa ñëw fekk may nelaw bay kontaan. maa la yee de damaa xam bu ma la yeewul émission bi du am. waaw kon donc alhamdulilah jël nañu décision lépp. li nga xamante war nañ ko jël nañ ko fagaru nañ ci bépp boor. di ñaan yàlla daal incha allah yàlla mottali ñu ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. alors lu bëri da nga daan dem États-Unis pour yokk doole yokk li la manqué. alors est-ce que mën nañu xaar ci Balla également mu continuer waat demaat États-Unis wala day changer waat style entraînement. waaw sànq da nga ma laaj benn question. nga ne ma sa yaram. waaw ci sa santé. c'est que nag États-Unis dafa nekk loo xamante ne boo fa nekkee. pour nga sa yaram développé dafay gaaw. actuellement maa ngi ci ñaay bi. waaw. maa ngi ci ñaay bi. maa ngi ci ruq bi. fii lay xewee de. waaw fii léegi lépp xewee. actuellement amaguma jël ma benn décision boo xamante ne damay dem États-Unis pour nekk fa pour entraînement. xanaa moo fa demee seet sumay supporter seet sumay mbokk mën na nekk ci biir saison bi mën na nekk ci benn saison bi mën naa fa dem aussi tam pour liggéey am na ma fa soxla ñoom mais li ci ëpp solo mooy.
maa ngi toog fii di liggéey. waaw leneen li ma la bëgg a laaj rek mooy dañuy dégg coow lu ndaw sa diggante ak Mame Balla muy sa poulain. coow amoon bañ gis journal yi bind ci ne ñu ko fekk ca diin ya xaw ma nga dóor ku ma àndal xaw ma kon ci jëm histoire boobu nan la demee. non erreur moo fa amoon ay booy yi nekk foofu doon histoire. muy du moom sax Mame Balla vraiment ndax sama booy la. ndax booy boo xamante ne suñu école la nekkoon. vraiment ma yàgg fréquenté seen koñ. mu nekk booy bu baax mais xëy na ay booy buñ ci amee rek. histoire bi fii dañ ñaan Mame Balla fii wala nangam parce que Mame Balla tey àdduna du neex ba ñu bëre ndax sama poulain la sama boy bu baax la parce que mbër la boo xam ne amul benn problème ay boy ñoo ci amoon rek erreur am ci mais du question ko Balla dafa dóor kii wala nangam yooyu amu ci. sa digganteeg père Balla Gaye nu mu demee parce que day wax souvent xam nga nag yow nag gars yi sa papa sax bu la gëjee gis ni Balla daf maa bàyyi père Balla tamit bu la gëjee gis ni xawatuma ci moom dara ci suuf lañ koy wax vraiment yow sa digganteeg bàyyi aussi war nga ko càmbaraat booy. cofeel laa laaj Malick. man affaire bi dafa ma jaaxal kat. non xam nga mbër da nga koy yar mu ne sa keppaar dem ba dégg daal di jot ci jafe day métti cofeel la rek. coow li dafa bëri quoi alors c'est quoi le problème Balla. ñoom dañ ma jàppee kon xale bu ndaw buñ ma gisul rek buñ ma gisul dañu jàpp ne man liir laa ba léegi. te xam nga te man nekkatuma liir. non père leesay tëbe fële xamalatuma ko dara gisatuma ko déggatuma ko ah père Balla jóge fële xaw ma ci moom dara li ngeen ma ci laaj. mais boo laajee day wax champion la. nu mu rëcc dina ko amaat état de forme mais gisuma ko. wala wan ne cofeel la. ñoom moom mooy dem di leen nemmeeku. dee leen nemmeeku del dem. mais waxal ak père Balla ak père lees. maa ngi leen di ziar bu baax ba may ñëw rek mu ngi may wax ma koy tooñ ma ne ko lii rek maa bàyyi mu ne ma man ma la bàyyi fa laa jëm di ko tooñ nga xam ne. vraiment cofeel bi ñu am ci man moo jéggi doyoo amuñ ci man sogo tellement bu may wax sax sama waroon nga njëkk parce que dama xam dañ ma bëgg en 100%. bu ma nekkee ci yéen yi ñu ma gëj a gis sax dañ am leen métti mais dañ may comprendre dañ ma jàppee kon xale rek te puis dañ may wala ñu jàppee ma kon liir sama papa c'est la même chose moom dimanche ba ma ko demee tamit fekk ko mu feebar ma toog noonu mu waxtaan ak moom daf ma gisee xolam sedd mu am leneen lu mu sentir. aussi ma xam ne waajur moo yéeme daal mais yàlla xam ne mbëggeel ci ñoom rek moo waral lii mais luñ ma bëggee nu ko raw laa leen bëggee parce que tey ñoom ñoo ma tette ñii ñoo ma woon yoon bi Balla Gaye ba may ñëw ci moom 100 francs mënu ma ko am. 100 francs sax naa fa sànni dara ndax bu daan ñëw sama mbapat Balla Gaye daf may woo numéro 1 ne ma Omar a ngi ñëw. ak Baye Ma Ndiaye ak les deux mais na nga leen bàyyi xel nañ bëre bu fa histoire am bëre rek laa leen sant. boobu ñu ngi ci école bi di liggéey mooy dëggal lii mu waxal ak dëgg la nga xam ne mu nekk nit ku baax man dama ko war di sant chaque jour di ko gërëm chaque jour sama papa c'est la même chose moom moomee combat tellement que nit ñi dañ naan saa kees mooy xaritu papaam mais sama papa ni mu ma bëggee ko sax saa kees parce que man dama ko xam saa kees xaritam la nag. mais cofeel gi mu nekk ci man bu ma gisul sax day am lu ko metti tellement nga xam ne bëgg na ma daal maa ko raw di ko ñaan yàlla def moom gudd fan yàlla seddal yaram parce que dafa xawoon tawat maa ngi koy ñaan yàlla yëkkati ko. ci barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam Baye Balla c'est la même chose suma papa lañ suñu xarit mais bu kenn dugg suñu diggante xuloowuñu xeexuñu léegi Sénégalais yëpp sax comprendre nañ leen bu ñu gisee booy bu ñu gisul booy bi sax. dañuy taxaw pour wax pour ñu mën a gis booy comme ça bu ñu waxee ndax ñu gis la ndax ñu gis la yaakaar naa ni daanaka extrait ñu ci cëppaandawu émission bi mais ana Baye Ma Ndiaye. Baye Ma Ndiaye dafa dem Italie. léegi dafa immigré. waaw mu ngi ci léegi mu ngi immigré mu ngi Italie yàgg na. waaw ma bëree ak ma seen rek ci lay dem. ci la dem vraiment mu nekk. mbégte loolu waaw mu def ci lu rafet te loolu ànd la. ndax gis nag comme ama Xaadim Ngom. ci la ci jàpp mu génn loolu mooy ànd. ànd dafa war a rafet jàppalante. te it moog Baye Ma Ndiaye ànd bu sincère la ñu ànd Alaaji Malick. loolu dañ koy rafet yàgg na. alors ñu bàyyi Balla mu sant gërëm ñi nga xam ne yëpp jàppale nañ ko yaakaar naa def nañ tour d'horizon de fàttewuñu dara. non fàttewuñu dara. alors ana madame moom tamit dégg naa da nga ko yóbbu Màkka. yóbbu maire bi Màkka. waaw franchement loolu yi tamit rafet na. Adja Buri ñu ngi koy nuyu. ajaratu la léegi. teew demagoo Màkka quoi. waaw man demaguma. soxna see dem léegi mooy sa sëriñ quoi. ma ci jàmm waa incha allah. di wax ko ne xaw ma père Max ko ni wax Baye Ma Ndiaye dañoo yàgg. sama xarit la fi ma jaar ak Baye Balla rek laa jaar ak moom. dañ daan ànd ñu xëy mu dem liggéey ma tëdd jugaan ramaan nekk ci oto bi. nelaw fa
mu xaar liggéey am mu liggéey jëndal ma ko reer baa mu jëndal ma ko ndékki baa mu jëndal ma ko añ kon loolu lu dëgg la ci man sama diggante ak moom ñëpp xam nañ ko fu ma daan tëdd soxna moo ñu tàggali ko ku nekk ba ma amee soxna teewul sama kër laa am fan weekend ba weekend laa dem foofu kon maa ngi koy nuyu en passage di ko sant di ko gërëm ak njabootam di nuyu suma mag aussi tamit mi fa nekkal muy Ibrahima ak Nabou ak jëkkëru Nabou vraiment maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu Sénégalais yëpp tamit di leen wax maa ngi ci jàmm di ñaan yàlla yóbbu ñu si màggalu Tuubaa bi ak jàmm chauffeur yi ñu daw nànk bañ a yàqamti parce que ñëpp ay Sénégalais lañ Serigne Touba moo ñu ñor moom la ñu bëgg a jàppale ci bisam ndax Sëñ Touba motal na lépp kon Sëñ Touba lépp looy def rek àndal ak dal ànd ak yar ànd ak tey daw nànk ak jàmm ziare li ngay ziare ñibbi si waat di ñaan yàlla sëñ Sidi Moutar mu yàgg fi lool te wér. amiin amiin di ñaanal sama Serigne Bassirou Bara mu yàgg fi lool te wér. di ñaanal kilifa diine yëpp ñu yàgg fi te wér. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ànd ak ñi ma àndal maa ngi leen sant gërëm ki ci mel ni Issa Fall l'homme fort Pape Diop ak sénégalais yëpp. waaw ak mon ami étudiant ñu nuyu. waaw étudiant waaw ma ngi koy bëggee. ñu ak Père Bass ak sama Père Bass. bu baax ak Moustapha Diop Talla Meng Mbaye Diop ak ñëpp daal ziar naa leen gërëm naa leen. parce que moment yu jafe la toog bëreewuloo. rentrée d'argent yi xëy na demewul noonu. teew sa kër gars yi dañuy rang man dama waaru Balla loolu nan nga koy gérer aussi. parce que yaakaar dafa fort te ku jóg. maam mu ñëw ni maa ngi dem ci Balla même pas su màggal sax maa ngi fekk ay nit ñu toog foofu nit ci Balla Gaye lañ ko yaakaar ordonnance yi kenn xamul nu mu toll. waaw sant rek xam nga tey. demande sociale bi fort na de. waaw mais sociale bi moom yàlla rek moo ci def jàmm. tey yaakaar rek dafa fort tey amoo kenn foo yaakaar nga ne xaama dem ci Balla xëy na yàlla boo fa demee yàlla dina la sottil sa mbir mais aussi te man du man yàlla suñu borom rek la. waaw yàlla la quoi man damay gëm du jaami borom. waaw te million gu làmb yi ku ko dégg da nga yaakaar ne du jeex vraiment léegi sax dégg naa nit day ñëw diis ko soxlaam Balla làmb poosam dajul dara mu bënn bëtam di jooy loolu da lay wane ni rek ni ku sociable la ku social la mais nit ñi aussi nañuy xam ne nekk star taxul a am xaalis bu de gaañ bu dul jeex problème yi bëri na Balla mënu ko régler Malick Thiandoum mënu ko régler Max mënu ko régler mais yàlla yàlla rek ko man yàlla rek ko man ndax du jeexal yàlla du jeexal joxe bu sax dàkk moom sunu borom rek ko moom ayca ndax moom du jeexal egsi nañu ci cëppaandawu émission bi vraiment kontaan nañu lool ci dalal bi nga xam ne dalal nañu ko tey le grand champion Balla Gaye 2 ci émission bu mag bi di grand combat Max Mbargane tey jii mu nekk un grand jour ñu jëm ci grand magal de Touba di ñaan yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm ñu dellu seeg jàmm tey nag fi nga jënd nag ci noir ak waaw comme d'habitude Alaaji Malick bul sonal sa bopp xam nga baax yaay moom cëm fam daan jaar rek la jaarati numéro bi 77 la 532 24 51 te nii rek la koy jàppoo Alaaji Malick waaye daal grand combat ñàkk ko seetaan dara wóoru ci émission bi dellu si na dinañ dalalaat beneen champion incha allah Balla nga gërëm ñu tàggoo. waaw di gërëm suma maman Assou bu nekk Amérique ku ci mel ne Modou Gueye bu nekk Amérique aussi ak Gambien ak ñoom Cheikh Fall ak ñoom Mamor ndax di gërëm waa 116 bi yëpp waa New York Bronx Harlem 52 états yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm waa Amérique yëpp parce que ak Awa Cheikh ak Père Babou ak maam maa ngi leen di ziar bu baax a baax di leen gërëm sama yaay nekk 116 Harlem bi Bronx bi sama yumpaañi sama morom yi ku ci mel ne Baylaat maa ngi koy gërëm ak ku ci mel ni Jibi maa ngi koy sant bu baax c'est Amérique ak Boga sant naa ñëpp bégg naa ñëpp merci beaucoup jërëjëf. ñun aussi ñuy sant di gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu dalal fii ci hôtel bu mag bi di King Fahd Palace 5 étoiles un cadre somptueux un cadre luxueux avec une qualité de service extraordinaire. Merci au personnel merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés dans cette émission xam nga Papis Bodian mi ngi nii beneen Papis bi tamit bu gàtt bi dem mi ngi nii beneen Gilbert xam nga nag race ndaama yëpp lañ dajale fii ah la tribune Pape Moussa mi ngi toog mais sama mbokk suma xarit suma rak Abdoul Aziz Thiandoum moom moo nekk ci son bi Malick Thiandoum nekk ci micro bi kon loolu ala daw me na super ala daw me na merci d'avoir suivi ñu dem ci màggal geeg jàmm dellu seeg jàmm beneen émission grand combat avec un grand champion.
bëreeg yow loolu aussi loo ci tontu Balla parce que Modou nag naatangoo ngeen war ngeen a mën a bëree normalement. lamb kenn mooy li la père Max wax rek ñun ñëpp dañuy bëri. kenn ku nekk da ngay réere sa morom rek ak i def loo xamante ne mooy loolu. mënul ñàkk parce que ci lamb lañ ko fekk mais aussi asante bi nii géew bi ñun ñëpp ñoo ko bokk. te mënu leen a mooy tonte nag mënu ñoo bay ñàkk laale waat daal. waaw te laale dana am incha allah. laale dina am incha allah en tout cas te Bombardier li mu yor ak ndam li mu am sa kaw si condition yi mu ko ci amee loolu tamit dafa mel ni am na fu mu nekk ci sa xel mi pour revanche boobu. da ko amee ci lu yomb ci man nag. waaw yomb na lool moom. jox ma Bombardier jox ma combat boobu diggante Bombardier ak Balla Gaye. arbitre baa ngi wax ak ñoom Bombardier ngi koy déglu Balla Gaye ngi koy déglu. nee na ndax pare ngeen ñu ne waaw dimanche 8 juin 2014 Stade Demba Diop 3e édition drapeau El Hadj Malick Gakou Bombardier Balla Gaye 2 Balla ngi ñaan Bombardier mi ngi kàbbar fii ci Stade Demba Diop 19h30 minutes ñaari mbër yaa ngi ci biir géew bi ayca Max Mbargane. dëgg la El Hadj Malick naan kii lii la ngemboo keeleeroo ngemboo jaru ko loolu mbër yu xamul nga koy def. dëgg la waaye loo ci mën ci dégg Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier ku ne tànk càmpoñ nga teg ñoom ñaar ñi ngi lay atoo ñoom ñaar diggante Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier dañoo sigi taxaw jonn nag ñi ngi xool ku ne ngi xool sa morom instant bi lay atoo wu ñi demee nañu wet El Hadj Malick. round d'observation Max Mbargane Bombardier léemu na. dëgg la ñi ci kër yi nañu xam ne combat la rek bés bu ne am na fii. ñi ci kër yi nañu xam ne combat la bés bu ne am na fii. bés bu ne jaar na fii. Leewtoo bi dib na kenn songagul kenn dooragul. waaw mooy li ma lay wax rek sànq rek combat bi kenn du ko osaaloo combat la bi nga xam ne kenn ku ne da nga siy jël responsabilité yu mat sëkk ndaxte lu ñuy xëccoo moo tax ñoom ñaar waaw. gaawaay bañ ko doon xaar naru koo def ndax ñoom ñaar. du mën a ñàkk. ku ne da ngaa respecté sa morom ku ne da ngaa téye sa bopp. combat benn tollu waaye ñaar ñi gaw ma avertissement am ci dañuy daje même buñ jéemee xaar mënuñu ko ñu ngi leewtoo ñoom ñaar su ngi taxaw jot. 1 minute 27 secondes balancement de bras pas de crochet pas d'accrochage entre Bombardier et Balla Gaye 2 l'enjeu c'est la couronne royale. wala même na waaye demul ñu ngi leewtoo ñoom ñaar ku ne tànk càmmoñ nga teg su ngi taxaw jot di xaar ñu ngi leewtoo ñoom ñaar moo lay wane léeg-léeg face à face yi naxante am ci waaye c'est normal bëre dafay am wor li nga nar doo ko wax ci signature ñu ngi leewtoo ñoom ñaar. bis bi lépp lu mu ci war a def na ko ci. ak suma grand Diallo vraiment jàppale nañ ci daal. donc daal sant naa ñëpp. gërëm naa ñëpp li nga ci doon wut li ma ci bëggoon am naa ko jël naa arrêt jëlaat ko defaraat ko pour tuddee ko sama papa loolu rek mbégte la. beneen caravane bi moom war naa saf. waaw beneen bi incha allah dafay tombé retour bi waaw day xaw ma retour bi lu cay topp xaw ma retour gagnant lay doon xaw ma retour perdant. incha allah retour gagnant lay doon bu neexee yàlla. Casamance ñoo ko soxla. Géejawaay doo ko soxla. Gambie dañ koo soxla. Mauritanie dañ koo soxla. man maa leen ko gën a soxla. kon boog. retour ñu ngi ñaan yàlla yóbbuñ ci jàmm ci retour bi. dañ xam ne lépp dëgg la. alors Balla bu ñu dellusee ci actualité parce que temps yi nag boo duggee ci Facebook yeeg xaw ma réseaux sociaux yi maanaam. da ngay gis Balla Gaye ñu tegal ko lu mel ni gën googu noonu muy muqi ba saxaar si wër ko ñu bëri ŋàññ nañ la ci. am na ñu la ci sànni xeer yu rëy ñu ni Balla en tant que idole. en tant que icône. en tant que tey star. warul mun a def lu mel noonu ay ndaw di ko gis di ko roy. lan moo indi Balla toog di toog chicha ba nit ñi am lu ñu ko ciy ŋàññee. waaw xam nga vedette bi moo nekk li nga xamante ne vedette rek la mën a doon. Malick ñëpp xam nañ ne chicha man du ma tux cigarette du ma tux yamba du ma naan sàngara. na jege. waaw du ma tux cigarette du ma naan sàngara. ñu baal ma ci kàddu yi ni ma ko waxee. lépp lu bon li nga xamante ne rek am na man du ma ko def. mais xëy na peut-être rôle bi ma waroon jouer ci film bi loolu motul sax peut-être ay minutes la rek wala ay secondes la pour ñu def ko. waaye image bi wër na àdduna. waaw mënul ñàkk parce que vedette bi mooy def loolu rek yàlla xam ne nag aussi may xamal ne Sénégalais parce que loolu du dara
loolu nekkul loo xam ne lu garaaw la xëy na peut-être Balla Gaye moo ko def rek nit ñi di ci profiter occasion di wax n'importe quel wax yoo xam ne jaaduwul. mais du ma ko def nekkul loo xam ne dama ciy dëkk. parce que man am na yoo xam ne nekkuma parce que nit ku nekk rek lépp looy xalaat ci nit di ko wax rek xoolal sa bopp ba pare. parce que loolu mais image bi am na ñu mu choqué. waaw am na ñu la bëgg aussi mu choqué leen donc am na loo message boo leen war a lancer. par rapport message bu ma leen war a lancer mooy que loolu nekkul lu bon. mooy xëy na peut-être ruur bi rek li ma waroon def rek moo tax ma def. ak jéggulu leen. waaw bu dee metti na leen. waaw ku mu ci métti tamit maa ngi. waaw moomoo sa bopp moomoo sa bopp nag dañoo am cër. waaw ku mu ci métti rek maa ngi jégalu te xam ne ruuru jeu film bi rek la mais du dara. mais Balla film bi nga joué xanaa dañ la cee fay xaalis parce que aussi une grande star comme Balla Gaye bu demee bay jouer film di utiliser image am war nañ ko cee fay lu ko jar donte théâtre u Sénégal la nag. waaw xam nga ñun ay sénégalais lañ. macha allah Max alors ba tey léegi Balla ñu dellu siwaat ci benn événement mooy toujours at bu jot boo bëree da nga doon dem Casamance def caravane ren yàlla dogal nga jël recul demuloo bëriwuloo mais demuloo Casamance nga jël option wu caravane bi nga def ko au niveau de Guédiawaye ñu jël arrêt Double Less nga matérialiser ko am lu rëy loo fa def waa Casamance ñëw ñëpp ñëw mu nekk lu am solo alors événement boobu tey boo ko càmbaree ban évaluation nga ci def ban bilan nga ci def. waa di ci sant rek parce que xam nga mooy li ma la wax rek Casamance mooy Dakar Dakar mooy Casamance parce que wane na lépp rek foo ko defee rek. ak foo mën a nekk rek ci àdduna doomu Casamance yi ñu ngi fi muy séeréer bi muy joolaa bi muy soose bi benn xeet la yàlla dogal ren nag ñu ne fii lañ koy defee Casamance yëpp mobilisé wu ñëw fekk ñu fii nga xamante ni mooy géejawaay waa géejawaay ànd ak ñoom ñi génn seen i néeg ñi génn seen i kër jox waa Casamance. te jafe woon na. waaw te jafe woon na trop. dimbal bi nga ci doon xaar ak jàppale gi amuloo ko. waaw yàlla dogal aw ma ko ma jël sama propre moyen def ko mais damay wax ne rek lépp li nga xamante ne da ngay def lu baax yàlla suñu borom xam ne lii lu baax la. moo la ci sutura. non da nga ci am ndam rek mais doo ci am benn torso. sama xaalis jël naa ko def ko ci ça me fait plaisir parce que man doomu Casamance la. bu ma invité woon sama mbokk yi sax ñu ñëw rek sant naa ci yàlla mais sant naa aussi tamit ñi ma daañu jàppale parce que maa ngi gërëm ñëpp maa ngi gërëm président bu baax parce que donte ne sax ñëwul yàgg na ma jàppale. yàgg na ma soutenir parce que moment boobu dafa fekkoon ñu nekk ci yeneen élection donc mun nga ko comprendre ku ci mel ni ministre sport jàppale na ma bu baax a baax ci bis bi parce que moo jël ay biisam ay kaaram yónnee ko waa Casamance ñëw ñu jox ñu stade amitié Farba Ngom c'est la même chose Moustapha Diop donc gis naa ci état bi loolu rek boo ko defee yàlla dogal na gis nga ci état bi kon loolu sant naa ci yàlla di sant président baax parce que xëy na tamit bu doon ak moom ñoom du ñu jël seen moyen jox ma ko donc di sant suma doomu Casamance yëpp parce que boobu ba léegi aussi taxaw ma fenn pour gërëm leen pour ma sant leen kon occasion bi nag laa leen mën a santé gërëm leen caravane bi aussi tamit di sant grand théâtre lañ ko defee. di sant directeur bu baax a baax parce que bëggul sax kuy tudd turam. ndax jàppale nañu. Kessi Bousso ñu ngi lay nuyu. waaw man bëgguma woon sax tudd turam ndax yaa ko wax maa ngi koy nuyu parce que dafa ma jàppale ci bis bi nga xamante ne def naa ko grand théâtre mu jël lu bëri jàppale ma ci. ak suma papa Sénécartu. mënu ma ko bañ ñàkk wax ngeen baal ma ci waaw sama papa Mbaye Sarr ndax moom daf ma yàgg jàpp man waxuma waxu benn combat ñaari combat laa bëgg. ñaari combat nga bëgg. Max loolu leer na ñaari combat la bëgg a bëre ci saison bi Gris Bordeaux pare na pour 200% pour daje ak moom na Gris yombal affaire yi moom ci Balla du fa tage ndax ba promoteur bi ñëwee seet si ko sànq laa ci waxtaan ak Père Bass di ko jege Balla mu ni ma ba ñu ñëwee seet si ko daf ni leen dem leen seeti ñeneen ñi mbir mi du yàqoo ci man parce que bëre laa bëgg te loolu daf ci delluwaat te bi may waxtaan ak Bass moom fekkewu ko kon mu nekk lu dëggu ci moom alors pare na pour bëre ñaari combat. waa ñaari combat boo tuddee du mënoo cee génne ñaari adversaires yi ñu tudd. te lépp day dëggal ne pare na. ci gàttal day bëgg a xamal ni ñu ne pare na te bëgg naa jëlaat place am xam nga li mu njëkk a jiital sax mooy li ma rëccoon dama ko bëgg a dabuwaat. kon moo lay wan ne na ko gaa yi bàyyi xel. xam ne Balla Gaye kon mi ngi bàyyi xel. ci diggante. le combat royal. diggante Balla Gaye nu mu tuddati. Bombardier ak Eumeu Sène
mi ngi leen di bàyyi ci xel mënti daan. waaw. couronne ba nga yor da koo soxla Bombardier nee na li ma yor dama koo bëgg a yor ba yóbbu ko retraite Eumeu Sène nee na ko Pikine da koo soxla ma bëgg ko jël si ci yow mi ko jël si woon ci Mohamed Ndao Tyson waaye Balla Gaye nee na leen géeje waaye Casamance tamit dañ koo bëggaat ndax la ñu ñamoon mu neex dañ caa bëgg a delluwaat te loolu li ko koy may mooy mu bëree benn combat intermédiaire koj gaa yi ci roq ba. waaw mooy li may wax rek bu la ci kenn nax wane na ne pare na bëgg naa jëlaat place am ci làmb ji. place am it ba muy doog a ñëw ne noonu du ñëw rek bëre ñu ne damay bëre li sama baay papa doonoon laa bëgg a doon. papa moo doonoon le seigneur des arènes. doonoon numéro 1. Balla bi muy débuté ñu koy laaj parce que diggante ak maam Goog Diouf ci lañ gën a xam ne mën naa bëre. waaye fitam ñu ngi ko xam ci diggam ak Saalum Saalum. ndax daa yoroon crochet gauche boo xam ne nit ñi dañ ko moytu mais Balla dafa doon encaissé di bëreeg moom ba ni muy sëqee ca geño gi jolal ko. diggam ak Papa Sow ci lañ xam arñam ak fuggam. waaye technique xaw ma ko mais xam naa ci moom tuuti daal Alaaji Maalik waaw ca la wane mën a bëre parce que dañ ne xam nga jeunesse ak xam nga bu la ci kenn ndax mu ne Ousmane Diop naa la indil doole indil la bëre kon moo lay wan ne combat bu ci ne ak nam koy bëree. digganteem ak Modou Lo ci 45 secondes. maanaam ñu wane ci lu nga xamante ni c'est extraordinaire. xam nga c'est un combat bu nga xam ne du ma doyal ci di ko seetaan. parce que ci 45 secondes la ca am ci ay prise ay lal ay lalle ay teg piège ñu teggi ko ba egg enchaînement yooyu non c'est extraordinaire. xam nga combat ba dañ koo jaay ñoom ñaar ci côté bu ne. signature contrat ba sax dafa waat ci sëriñam bàyyi ko ci géew bi waaxu dem yoonam nit ñi dañ koy séenu di ko dabo ji waat xam nga làmb da nga koy man mooy mbër la moo xam ne làmb ko soxla moom Balla Gaye te revanche ak Modou Lo bis bu ko yàlla dogalee lu war a neex la donte Modou benn instant wax na ni pour le moment waragul a. nekk si ki taxaw joon jàllaw la dañ lay oto Bombardier mépp na. Bombardier mépp na mépp na mu replier. jëm na door Balla fayu na Balla door na Bombardier door na Balla Gaye Bombardier attention arbitre sifflé nañu bu daanu di am Bombardier moo daan. voilà kenn ko mu teg fes. Bombardier daan na Balla Gaye 2 minutes Bombardier daan na ko 10 secondes. Balla Gaye domine. dañoo xeex. Balla jaaxle na mu dëpp ko sol plaqué. Bombardier récupère la couronne royale. ayca mi ngi noonu boobu vraiment combat boobu dafa yomb trop nag. Balla man Balla bi ma xamoon non man daal loolu moom yéeme na trop ah. waaw yéeme na nag mais ngëneel la. ngëneel la parce que mbër boo xamante ne lu ne daani nga ko mbër. tey ñu laal la rek nga daan tamit da ngay sant yàlla rek. da ngay sant yàlla te xam ne tamit ngëneel la waaye dama xam ne tamit aussi la yomb loolu trop yàlla dogal ma nekkaat si jàmm commencé waat nekkaat si loo xamante ne laa doon def am ko ci laa nekkaat nii. te dama koy jël. non revanche boobu mënul ñàkk. dama koy jël waxuma la revanche dama ne dama koy jël. jëli lan roi bi. dama koy jël. mais loolu Balla yow ci sa lëy la nga ko teg wala ci ma lëy la. mais El Hadj Malick dama ko mais non mais yow Bombardier li mu yor dee na joxe wu ko maye wu ko saraxe wu ko da koy téye ba dem retraite moom mu ne da koy jëli. non mais ñaanul moom ñaanul nee na da koy jël si. ñaanul de yow maanaam loolu foo ko teg ci état d'esprit. ñaanuma saraxawuma lu mu lëndëm damay xuus jaay boo tëjee buntu ma yëg jéggi te dama koy jël. loolu la ñaanul. xamatuma lu may wax. non ñaanul. da lay bëgg a wax rek fi mu toll mais ñu xamoon dellusi na de. El Hadj Malick nee naa la làmb jee ko soxla day toll foofu. mais bu la ci kenn nag El Hadj Malick ay tàkkusaan la yoo xamante ne nii jàngat yu bëri am na ci. mais daal muy mbër moo xamante ne nii kuy amateur waxuma fan sa club mais kuy amateur rek. sawar nga ci ko supporté nga Balla Gaye bu la ci kenn nax. donte mën nga am mbër. parce que du fa guddeel nit ñi. day def fula day def fayda xam nga yaa ngi tudd Modou Lo jom ja ak xarañ nga Balla da koo xatab mu dóor ko arrêt mais xam nga Balla jamono yooyu kurpeñ du ko tee def li mu bëgg a def si. ba mu doyoo këf ko muy déclenché boo da koo yokk ñu jël gandalu te xam nga ndaanaan la. 45 secondes. waaye ñu bëri fa bëri bu rëy lu ne am na fa. waaw ci la ko mbaar jéggi ko dem yoonam continuer yoonam taw lam ko waxoon mooy parce que bi kii bokkee gala 2006 2007 bokk ak Ousmane Diop Coly Faye Mbaye Diouf la bokkoon ak poul daan leen ñoom ñetti ñëpp. galaa ba ca topp 2007 2008 ci la Modou Lo ñëw coow li topp leen. kon moo lay wan ne seen combat bi nu xëyee laaj 20 millions Gaston dañuy xaru du ma ko fay kenn xale yi dañoo sob mais booba làmb ni toll xam nga xale bu yéeg. xale bu nekk ci yoon.